grand Issa ñu ngi lay laajaal ba tey foofu Kempes yem ci témoignage am boobu moo tax ñu lay laajaat foofu ndax dafa am ñu nu woo fii ba Espagne ku ñuy wax Mamadou Baas ñu gën koo xam ci ku may Baas booloon la ak say rak moom dafa la poser benn question ku mel ni Abdou Prince daf la poser même question bi ku mel ni Libaas Laay Sarr bu yëmbal poser la benn question bi ñoom ñëpp ñu lay laaj match su référence ban mooy match su référence bu Issa Mbaye surtout Baas bu Aynou Mady moom exigé na taxaw ni bëgg na xam lan mooy match su référence Issa Mbaye ah Sora boobu question moom dina naqare tontu de mais nag maa ngi gërëm ñooñu ko tudd ñëpp di leen sant ndax su may rakk lañu ñoo xam ne wax dëgg yàlla rakk yu neex a rakkoo lañu Moustapha Thiam boo demee këram am Omar Mbaye nga fay daagu donc li ñu boole dafa bari ku may Baas boobu nga wax tamit daawul jóg ci suñu kër chaque jour li ma gën a neex ci li Moustapha wax nag mooy li nga xam ne moo manqué jeune bi jeunesse su léegi ñun dañ daan football bu ñu paree ñoom Moustapha Thiam ñi ñoom sëñ Paana seen groupe boobu yëpp suñu buntu kër lañuy suñu biir kër la ñuy ñëw togg seen reerandoog waa kër mel ne amuñu woon adversaire ci biir kër donc jàmm jooju rek mooy li nga xam ne moom manqué ci terrain parce que dañoo fair play yoon ñoom dañ doon préparer seen équipe bi gën a baax muy xéewlu bu ma rappelé woo vraiment sama match bi nga may laaj nii suñu final boobu ak xéewlu mu nekk match boo xam ne match bu ma neex la ndax bon ñun ñëpp waa Malika lañ mais nag grand yi dañoo jàppale woon xale yi ba mu fës lool mais nag liñ naan toujours loolu da lay gën a yokk jom da lay ñaax man defe naa match boobu final boobu li tax ñu génn ci mooy loolu li grand yi dem ñoom ñëpp. xewlu la woon ak kan géej gi wala. xewlu la woon ak géej gi mun naa ne moo jamono yooyu mënoo faa wàññi juróomi joueur yu ñuy wax juróomi joueur yu mën a football yu ñuy wax mais nag li ma la wax rek football ful laa koy def ñi ci des ñëpp dañoo amoon ful lay football waaw. biñ leen gañee ñoom mënuñu gëm ne gañe nañ leen booba Moustapha Thiam bi mi ngi port vraiment di toj port amoon na beneen copain bu mu doon àndal ñu koy wax Issa Kanté benn booy excentrique boo xam ne moom it sa waay comme jinne mais teewul wax dëgg yàlla génn nañ ci match boobu ak manière boo xam ne daal keroog dafa jaaxal sa grand yi waaw kon Issa ñu ni lan moo doon def sa force yow lan moo doon def sa force ci biir terrain bi sa force bi lan moo doon tax nga nekk un bon joueur boo duggee ci biir terrain bi. waaw xam nga Mansour li ma la mën a wax ci football nekk na ku bëgg a nekk footballeur laa wax de foog nga ñemee entraînement man dama doon dem entraînement ba sama maam bi jur sama papa daf ma doon yërëm parce que xam nga liggéey dama doon liggéey su ma liggéeyee su ma wàccee lancé samay daal avant gars yi ñëw dinaa def échauffement dinaa dem distance boo xam ne dinaa dem ñëw fekkaat lañu terrain àndaat ak ñoom li ñuy def te temps boobu ñun entraîneurs yi ñu yoroon physique dañ leen a ragaloo. ku mel ni maam Alassane Ba. Bamaam. le commando. waaw. ku mel ne Seyna Ka. papay Libaas Ka. tamit armée. moom it tamit sapeur la woon ñooñu li ñu daan def dañu doon teg lu metti te ñime woo wax fa ñu daan yóbbu ci physique tey boo fa yóbbu woon booy yi dañ naan ak grand demuma wàññeeku dem takk seen i daal di ñibbi terrain la ñuy daje 18 heures la ñuy daje bu ñu ñëwee def seen benn échauffement wu 15 minutes 30 minutes te boo gisee li ñuy énervé wu ci fu match ak lépp parewuñu physiquement. waaw Issa beneen question bi ci topp mooy ñu bëri tamit dañ ni Issa gars yi ñemewuñ ko woon ñu limal ma ñetti xale yoo xam te ne ñoom rek lan mën ni ñoom rek ñoo ñeme woon a porté bal songu Issa muy Kempes muy Alignan muy Ibrahima Tukulóor léegi est-ce que loolu amoon na est-ce que amul loo ngàndaayoo woon la nga xam te ni kenn ñemewu la yegg si. non waaw parce que li ma la wax rek dama ci doon def fulla rek gis nga ñii nga wax nii gis nga Ibrahima Tukulóor boobu nga wax noonu ak ku ñuy wax ndem si yàlla si Noyin Thiaw ba ci Moustapha Thiam bi ay attaquant yoo xam ba ci Alignan boobu nga wax ay attaquant yoo xam ne lañu ku leen mën a téye rek defe naa ne mën ngaa téye jour bu nekk man nag li ma doon wax rek li ma la wax sànq rek man moom bu bis taxawee moyen bu ma mën a utiliser pour gagner la rek dinaa ko utiliser
def naa fi attaquant lu nekk nag wax dëgg yàlla def naa fi attaquant lu nekk ba léegi Abouba mi ñu doon tudd suñu premier match muy football boo xalaat may football ASC Malick def naa ko loo xam ne ba léegi su jógee Mbuur këram ñëw daf may saaga nee na ma douleur bi may sentir ci sama ginnaaw ba léegi yaa ko ci def. Issa kon ñu la doon laaj est-ce que mus nga subir am benn carton rouge ci benn match bu rëy wala say carton rouge ndax bari na wala bariwul. non carton rouge moom sóora soo bëggee dégg-dégg rek musuma ko am sinon benn yoon laa ko mos a am contre ASC Benn Baraak su fekkee ne daal sama xel baax na defe naa benn yoon laa mos a am carton rouge ci bi ma dalee football ba léegi ndax li ma la doon def dama la koy def te kenn du ma gis waaw. ba pare indil la am na maa ngi rappelé am na benn attaquant bu dëkkoon Benn Baraak keroog maa ko tooñ maa ko génne lu ci match ndax la ma ko def man maa ko def ba pare mu fayu devant Louis Guèye papay Mami Guèye waaw bi ma ko defee Louis daa gestu rek daal di génn carton rouge bi ci poosam jox ko mu ne ko bul expliqué génnal terrain te fekk man wóor na bu ma waxee ak sama aqulaay taala man maa ko def li tax arbitre bi génne. waaw mais dafa am ay nit yu ñu laaj encore te man tamit sama mémoire bu réerul dafa mel ni mus nga dajeeg sa rakk Xaadim Mbay bi muy gën a nekk tout tànk di yeeg senior Malika ak Benn Baraak ak kii bokk xalaat moom muy soog a moom rek mooy njëkk a monté senior ci kare yi defe naa match boobu est-ce que amuloo woon rouge. non su fekkee am na tamit fàttalikuwuma ko Xaadim Mbay dese nañu benn match boobu mi ngi fubal gëstu bu Caaroy man may fubal xam nga ci waa Caaroy waa ndox mi côté boobu yëpp ci zone Yëmbal lañ bokkoon bi muy football gëstu man may football bokk xalaat muy ab final première édition ñun ñoo leen mëne ba match bi des ay 5 minutes ñu am coup franc Assane Ndiaye bii moo doon góolu bi mu góoloo xaadim dafa jël bal bi rek ma wan terrain bi ginnaaw ndax xam naa ne xaadim mu jël bal ci biir ci entrée 18 mètres presque da koy dugal da koo teg rek bokk bal bi ci lucarne bi match ba jeex dañoo sant rek at bi sifflé fin Assane Ndiaye but boobu da koo jooyee bi nga dee Assane Ndiaye gardien mais nag bi ñu demaatee deuxième édition dañ leen dóor yu gaaw 3-0 yu gaaw lañ leen dóor final boobu muy gëstu bokk xalaat waaw Issa mais vous avez soulevé boo xoolee tey jii nii sa jaar-jaar ci entre déggoo entre bokk xalaat entre ASC Malika ba yegg si tey jii nii ñu dugg ci bi Malika amee zone ba jamono sosu en 1994 avec l'ASC jamono remporté nga fi ay trophées. waaw gën naa fi ay trophées ASC jamono moom wax dëgg yàlla dañ daan toog ba jàgg ñu naan coupe zonale moom doyal nañ ci. ay coupe départementale ak coupe régionale daal la ñu war a xëccoo mais ay coupe zonale moom doyal nañ ci sëkk surtout bi chef gay nekkee suñu président boobu vraiment nekkoon nañu équipe boo xam ne pour gagner ñu dafa jafe woon mais nag suñu problème yëpp mooy li ma la wax rek boobu amuñu terrain yu baax dañ doon dem bu ñu génnee fii phase départementale yi loolu rek moo nekkoon suñuy handicap amuñu woon terrain yu baax waaw. léegi ñu amoon benn question encore bu ñu lay laaj ndax dañu gis Issa Mbaye libéro la woon mais bokkoon na ak xale bu ñuy wax Nesta axe bokkoon na ak Ina Mbaye tamit mos na def ak moom axe Issa Mbaye def na ak Inin Dam axe Issa Mbaye def na ak Abdou Bouri axe Issa Mbaye def na ak Bàcc Si axe Issa Mbaye def na ak Bàcc Seen axe Issa Mbaye def na ak Adama Fati axe Issa Mbaye def na ak Pa Alioune axe Issa Mbaye def na ak Serge Gomis axe Issa def ak Sidi Diop axe ñu doon laaj Issa Mbaye axe yooyu noo ko doon dundee ñi nga àndal génération yi bokkul ñi la mag ñi nga maaseel say rak ba boo xoolee Pa Alioune ak Nesta mat nañ lay doom yow noo gisee loolu waaw Sora xam nga football âge ci football kontul pour man kontul gis nga boo yooyu ngay wax noonu dama leen doon liggéey boo xam ne wóor na ma ne keneen ku ma tegoon foofu sama wet du ma doy ci loolu ku mel ne Nesta boobu nga tudd
mais Nesta xamoon nga ñëpp xam nañ ne stoppeur bu baax la damay tooñ booy sax des fois bu ñu dama doo teere man leen gis nga bu ma amee stoppeur boo xam ne wóor na ma ne mun na dem ci combat yi man laa nga ci ginnaawam ba léegi mën naa football dama leen koy tooñe toujours libéro stoppeur yooyu dañ ma noppaloon même met bi nga tudd sànq mu nekkoon stoppeur ñoo déggoo mën naa ne ci ñi ko formé mu nekk défenseur ci laa bokk mais demoon na ba nekk stoppeur boo xam ne macha allah ñii nga ma tuddal nii tamit ñoom ñëpp defe noonu ak ñoom ak ba ci Adama Fati ñoom ñëpp mais toujours paire la dañuy nekk paire boo xam ne dañuy déggoo parce que des fois nga dem ak attaquant yoo xam ne dañ lay jéem a piéger attaquant yoo xam ne du ñu bëgg Nesta marqué leen wala du ñu bëgg Adama Fati marqué leen donc ñoom li ñuy préféré moo ñu ñëw ci man mais dama leen di xamal ne ku bëgg ñëw ci man na ñëw ci man ne booy bi defal ne bu ñu bu wóor a bu may rocceeku sax moom du ko yëg toujours attaquant bi dama koy piéger dafa may jël ba ma taxaw mais day jekki-jekki rek gis booy bi ci kanamam gis ma ci ginnaaw lu may dem combat parce que xam naa ne ab libéro moom ginnaaw libéro parce que dama koy wax booy naa leen libéro li ci njëkk mooy du gaaw a tëdd du gaaw a daanu parce que nag moom ku ko bëgg a rey su xasee ba daanu rek amatul doole ñu la neex mën nga ko ne def noonu la ab libéro mel ci équipe libéro da nga war di taxaw ba buñ lay éliminer sax nga taxaw waaw. léegi n'est-il pas comme ni ko tubaab di waxee rek est-ce que regret amul ci Issa Mbaye li mu deful carrière professionnelle wala ci famille Mbayeen peut-être ba léegi déggaguñ tamit ku signé pro te li nga fi wax vraiment ñenn ñi nee nañ ñu ngi la doon xoolee comme un Roger Mendy ñenn ñi wax sérénité bi ñi wax détente bi ñi taxawaay bi muy qualité yoo xam te ni yooyu yëpp boo ko boolee day jox jour bu baax n'est-il pas un regret bu Issa footballam mu yem ci championnat populaire bi rek. mooy sóore li ma la wax rek xam nga soo nekkee mag ci famille dafay bëri yoo xam ne di nga ko bëgg mais doo ko man mais yàlla aussi ni muy sàkke nit ni lay sàkke fi mu war a jaar yépp da nga koy jàpp da nga koy def da nga koy nangu ak ngëm-ngëm aussi parce que ku nekk boo sañoon la nga bëgg a doon ci la yàlla lay xiir ba nga doon loolu mais gëm naa ne man ba fi mu toll nii gëm naa ne tôt ou tard waxuma la Malika waxuma la nit biir Mbayeen sax dina ab joueur professionnel ba léegi maa ngi koy gëm ndax wax dëgg yàlla bu dee football rek mën nañ ko waaw. yal na yàlla mottali loolu ñuy laaj encore aussi comme ni ko Jules Sabané waxee ci témoignage bi mooy Issa tey bu nekkoon préparé woon nekk entraîneur coach am ay diplôme am mën a coacher nee na conseil boobu la doon jox mais si départ bi wax nga ñu ñi yow école arabe rek nga jàng xam naa loolu mooy nekk handicap bi daal. waaw xam nga handicap la aussi xam nga ñun dañu bokkul ak ñu bëree bëri parce que dañu teeloon am yërmande ci suñuy waajur man dinaa koy wax li xale yi ñime léegi par exemple li sama doom yi ñime wala sama doomu rakk yi ñime ñun ñimewuñ ko woon man bu sama papa musaan wàcc ci P21 fii ci arrêt car bii lu mu yor lu diis rek man maa ko yenn man maay daw bu ma xamee ne moom 4 heures la doon wàcce Dakar su ma xamee ne 4 heures 30 jot na wala 5 heures moins quart jot na ma ñëw ci arrêt Kër Baye Ndaraw fii lu mu yor lu mu wàcce ci car bi man maa ko yenu ba sama kër donc teeloon na am yërmande ci suñu waajur yooyu bëgguñu woon ñuy sonn yi booba mi ngi liggéey Dakar en même temps mu am ay chantier fii ci dëkk bi bon jàppale boobu moo lay tënk ci yu bëree bëri te boobu say rakk màggaguñu ba mën laa jàppale ci yenn yu bëree bëri boobu man bëgg naa fu sama papa geestoo rek yem ci man loolu mooy li nga xam ne moo mais nag ñu ngi koy sant yàlla aussi ndax yàlla bàyyiwuñu ndax képp ku am sa ngërëmul waajur rek man jàpp naa ne am nga lépp am nga àdduna di nga am àllaaxira man loolu laa gëm waaw. Issa ñu lay laaj est-ce que daa nga gis ci bëtu nit ñi sentir ni yow mi yaa leen di indi terrain parce que information yi ñu jot ñu bëri Issa Mbaye da leen daan yóbbu terrain bu Issa Mbaye nekkee xel dal dégg nga ko ci témoignage
est-ce que yow sentiroon nga loolu mur muy dégg muy rëcc di dugg sa nopp wala nga koy gis ci bëtu nit ñi xam ni yow mii yow rek la ñuy xaar nga nekk ci biir terrain bi ñu am confiance. waaw xam nga soo li ma la ciy wax gis nga kuy football dafay am looy footballaale toujours moom laa lay wax dafay am looy footballaale Baye Mbaye seen dem si yàlla si yal na yàlla yokk leeram yal na ko yàlla xare àjjana buñ daan football fii terrain bii ci marché bi moom ak papay Mbaye Dieng Baye Dieng ñoo ñëpp dañ daan ñëw di seetaan entraînement bu match amee ñoom dañ daan ñëw teg seen ci ligne de touche bi di seetaan te loolu xale yi léegi amatuñ ko parce que dañu fair play xam nga football gagné la wala ñu gagné la ala kulli àlin sport moo tëdde noonu mais nag su fekkee ne sëñ Mamour Thiaw laay doomu xalif général bi bërki démb rek bi Fodé gaañoo mi ngi koy wax nee na man dama daan ñëw terrain di seetaan si mais nag ba ma toogee ba mujj terrain bu tasee fu ne aw xeer jaar fa laa toog mais ñoo ñëpp bëgg nañu parce que des fois da ngay ñëw fii am ku la woo téléphone waa match ba ci bàcc ma doon mii léeg-léeg dañuy toog ba ci Mamadou Ba li ma tuddee sama doom Mamadou bii léeg-léeg ma ne waa booy match damay toog stade sax ñu ne woo ma li may woo téléphone match bi fu mu toll donc ñooñu ba léegi bëgg nañuy dem mais wax dëgg yàlla dafa am yoo xam ne mënatuñ ko ñëw loolu. waaw ñu loolu noonu laaj tuuti rek moom moo ci des muy est-ce que am nga ay doom yuy football. waaw am naa ay doom yu football ndax man damaa jàpp ne njaboot yëpp sama njaboot lañ sama doom yi bopp yaa ngi ci sama doom yi rakk yaa ngi ci ñëpp nag samay njaboot lañ waaw mais nag toujours daal li ma leen di corriger mooy da ngeen a feñaat nangu leen entraîner bëgg a doon ay footballeur toujours man loolu laa leen di wax boo gisee jour buy xeex man naa ne football naa ba bàyyi football liñ ma jàpp àtte ma xeex ci terrain bari doon naa wane fulla nag wane arñi boo xam ne ci sa kaw mais du ma xeex parce que man wóoroon na ma ne bu match bi jëmoon suba du ma soor waaw. léegi biñ ci tegaat mooy conseil boobu ñu bëgg nga jox ko say doom presque question boobu dañ ko posé waale pour ñëpp muy am ñu laajte daal di ni Issa Mbaye dañ ko bëggoon a laaj ban conseil lay jox jeunesse su Malika en matière de football ban conseil la leen di jox wala ban proposition la leen di proposer pour la jeunesse sportive au niveau de Malika. waaw li ma leen di conseiller mooy xam nga sport yi dafa bari sport yi bari na trop soo tànnee pour def benn mbir la mu laaj lépp da nga koy jéem di def pour nga am ci réussite bu baax mais mënuma bëgg a doon ab jour bala may dem terrain 18h jot su ma fa defee benn 1 heure de temps wàññee ko waat da ngay gis jour ba man dama doon bi may fubal daaru amoon na benn terrain bu jàkkaarloog Sonadis su Caaroy bi fi projet yi daan taxaw à l'époque fii laa daan takkee samay dàll fii daw ba biir Caaroy su ma entraîné ba pare en face Sonadis bi nekkoon Caaroy su ma entraîné ba pare takkaat samay daal dawaat ba Malika tey xale boo ci wax aseg naa yëmbal bii donc demal entraînement 100 francs nga koy jox pour mu paas dem entraîné ji mais ñun mën naa ne loolu rek lañ leen rawee. waaw léegi kon Issa question bu mujjee wala avant dernière question moom la ñuy ñëw mooy au niveau de Malika yow ban jour nga jàpp ni am na tuuti Issa jour ma am te ne cof na Issa wala mu mel ni Issa. waa xam nga génération yi dañoo bokkul benn libéro bu mel ne Pape Tamboura moom nekkoon na booy boo xam ne wax dëgg yàlla libéro gisoon naa ci lu bëree bëri ci moom. amoon na Issa waaw amoon na Issa parce que Pape Tamboura doo ko gis mu football ba reetaan du reetaan te gaaw na tànk man mënoon na couverture bu baax a baax a baax gisoon naa loolu daal ci moom Pape Tamboura boobu. waaw en dernière question mooy Issa dafa am ñaari génération yu ñu la tegal ñaari équipe yu ñu la tegal mooy équipe bi nga xamante ni Omar Sène Léon Ringo Issa Mbaye Bathie Sène ak Abdou Boury Djibika attaque bi Ngalla Niang Lamine Niang ak Badou Gadiaga
léegi ñu tegal la beneen 11 muy Issa Mbaye Omar Mbaye Serge Gomis Adjel Ka Bac Si Libaas Mbaye Siré Ndiaye Chinois Badou Gadiaga ak Georges équipe bi mooy équipe bi dooroon Sirat équipe bi muy équipe bu 89 bi jëloon coupe bi ASC Malika léegi ñaari équipe yi boo doon xool yow ban moo ci ban nga jàpp ni mooy sa 11. ah Soro lii bii question dina xaw a naqaree tontu de mais équipe bii dooroon Sirat Alassane Djigo équipe la boo xam ne man pour man di yëgal xam nga lu tax boobu Sirat li ma lay wax ni boobu Sirat ci équipe yi man Pikine ci la bokk Kabirou Mbodj nekk ci kaw tribune bi Pape Ngom Sidima nekk ci wetam ñu war a fubal match bi temps boobu pour jóge Malika dem Alassane Djigo dafa da ngay xaw a jël temps ci yoon bi ñu demee wax naa la ko keroog bi ñu demee fekk nañu waa Sirat échauffé wu ba xam ne mën nañu war seen mayu yi ndax ak ñaq ñun amuñ sax 5 minutes bu ñu échauffé wu mais yàlla dimbali ñu bi ñu ñëwee ñu ngi leen fekk ñu toog échauffé wu nañ ba nekk yor seen bal di dóoram waaye booy kaw yi kaay leen ñu gañe leen ngeen ñibbi bon pour ñoom boo jógee côté bii rek moom mooy loolu dañuy ñëw rek maatale dem seen yoon mais la ñu jàppoon nag moo leen nax parce que bi ñu commencé match bi ñu ñëw 15 premières minutes ñu làmb côté bu nekk mu dëgër ñu ne pexe amul temps boobu vraiment équipe bu Sirat bu baax parce que góol bi ma la doon wax keroog mooy Daouda Ly benn gardien dem danaa nekkoon équipe nationale comme entraîneur gardien yi xaw ma daal mais keroog ñetti bi yëpp moo ko jël mais dafa mujj waaru dernière bi troisième bi muy jël bi ñu koy loowee dafa meloon ne libéro dafa génn camp yi Aliña waaw jékki-jékki rek déclenché tir xam nga Ali moom yàlla mayoon na ko macha allah fu mu taxaw bu croisé wala fu mu dóor day am dara yàlla mayoon na ko loolu moo tax ma ne la équipe bi moom keroog dañoo siggil Pape Ngom ci biir Pikine xam nga ku xam Pape Ngom xam ne Pikine la dëkk fekk fa meeru Pikine ci biir équipe am ñu gañe boo xam ne kenn du ko wéral bu doon ay 1-0 nga ne dañoo fakkas salu gañe ne mais 3-0 ku la ko gañe ci sa biir stade daf laa mën gañe la équipe bi di Omar Sène Issa Mbaye Omar Mbaye Serge Gomis Ngout Soxna y avait Libas Niang y avait Badou Gadiaga y avait Ali Niang Khadim Mbaye et Kempes et Ina Mbaye équipe boobu mooy équipe bu référence bu Issa Mbaye moom moo dooroon Sirat bu Pikine si tournoi coupe du maire premier match mu gagné équipe bu Yëmbal Neexle fii ci Malika dem Thiaroye gagné équipe bu Kaani gi bu Bamba ak ñoom Badou Ñaxaso daal di dem Pikine jël coupe bi foofu ci devant le maire de Pikine en ce moment maire Pikine mu ngi tuddoon je crois Daour Niang Ndiaye xaw ma noonu quelque chose comme ça kon daal vraiment wala je ne sais plus c'était au temps du PS vraiment Kabirou Mbodj je ne sais pas foofu la Malika turu Malika gën a jógee nit ñi xam ne Malika vraiment y a du talent ndax auparavant Badou Diack ak l'autre Siré Ndiaye marqué woon nañ seen empreinte au niveau de jamono de Pikine donc. xam nga li ma ciy dolli Sora mooy gis nga keroog wax naa la ko nee naa la demoon na ba mujj jour bu jógee Malika rek amoon naa entraîneur bu ma ko daan wax jour bu ñu ma indil mu jógee Malika rek du dem tes tellement ñi jaar foofu yëpp muy Moustapha Thiam parce que ñoo ñëpp jaar nañ Daaru jaar nañ Thiaroye muy Khadim muy Aliña muy Omar Mbaye ñoo ñëpp jaar nañ équipe bu Thiaroye yooyu te bi ñu fay jaar fulla lañ fa wone ak fayda ju mat sëkk waaw loolu moo taxoon luñ fa am rek mérite la woon ci ñoom waaw benn jouru Malika bu musoon génn Malika daal sa waay dem di toog ci banc bi wala kii man musuma ko gis waaw man bi ma demee Thiaroye maa ngi fa fekk Mbaye Sarr moom laa doon wax keroog maa ngi koy laaj jur kebe bari ki démb rek attaquant la woon boo xam ne fu mu taxaw ba dem dugal bi ak bàcc ndom léegi moom moo nekk moom moo yor petite catégorie bu Dakar Sacré-Cœur defe naa bàcc ndom benn excentré gauche. kon daal Issa ñu ngi rafetlu bu baax te en plus ñu bëgg nga déglu témoignage bii si
si tëj bi ndax am na kenn ku la war a témoigner. ci suñu enfance maanaam éducation de base moo ñu yar wax dëgg yàlla ku ci nekk ci yoon mu encouragé la ku ci nekkul ci yoon mu jubbanti la waxtaan ak yow boo ci dëgëree boobu sax léeg-léeg daan na ci ànd jaar ak yow foo xam ni moom day metti lool après di nga ci gis ni dalaa bañ wala dara waaye boo xawee dem ba ci jamono ba ci kanam rek di nga xam ne li mu doon def lépp pour sa intérêt personnel la dara mu nekku ci. grand bi ku ñu jege la ku ñu jege depuis ñu juddu ci kanamam lañ juddu fi lañ yaroo aussi moom moo ñu yar donc xam na ci ñun lu bëri ñun tamit xam nañ ci moom li ñu xam ci moom nag pour ñu wax ko ci du xaj ci benn vidéo pratiquement mais ku baax la ku am kóllëre la ku bëgg njaboot la ku ñu yërëm la ku ñu sàmm la ku ñu yaral boppam la ci ay loxoom la ñuy juddoo ci ay loxoom la ñu màggee donc wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal bu baax tey lu ñu man rek ba nit ñi di ñu ci solliciter wala nit ñi di ñu ci xaar ci loxoom yooyu la jaare macha allah yal na ko yàlla dëgëral yal na ko yàlla sàmm yal na fekkee njariñu njabootam macha allah ku neex a dëkkal la wax dëgg yàlla on n'a jamais eu de problème avec lui te am nañ yaakaar ni duñ ko mus a am parce que koo dundal defe naa juróom fukki at boo amul ak moom problème doo ko mus a am donc nag macha allah yal na ko yàlla jàppale yal na yàlla wéral ko yal na yàlla xéewalal ko yal na yàlla sàmm ko ba mu fekkee njariñu njaboot gi yëpp parce que il le mérite vraiment il le mérite les hommages que vous êtes en train de faire pour lui lu am solo la lu am solo dina tax yenn jeunes yi jàng ci ñi ko fekkewul pratiquement parce que aussi am na xale yu Malika ay population bu jeune la donc nag am na xale yoo xamante ni wax dëgg yàlla nii rek lañ ko commencé xam mais xamuñu jaar-jaaram donc seen émission yi am na solo trop macha allah di leen ci encouragé rek di leen remercier ci premier numéro bi parce que aussi jël ngeen ci ndaanaan bu am solo sax defe naa lim def ci sport département Pikine yëpp la ko defal donc nag Malika rek moo am honneur boobu peut-être mooy doomu Malika donc mais département bi yëpp ko bokk. Ah oui bien sûr parce que suma grand frère la man maa topp si moom donc ku ko xam la et puis ku ko jige la ba tey jonni yàlla tey ji sax ñu ñooy ànd ñu ñooy bokk activité yi ñuy def donc xam naa ko si milieu sportif bi xam naa ko si milieu professionnel bi aussi waaw c'est quelqu'un que j'ai côtoyé xam naa ko bu baax a baax. fàttaliku naa bu baax fan la doore étant cadet fille au niveau de l'AS Malika mu doon joué ak ay ñoom Boubacar Kébé ay ñoom Badou Gadiaga ak ndem si yàlla góor gi Sow yal na yàlla yokku leeram ñu ak Ibrahima Diop ak le capitaine Pam Diame Sène Ringo et ñoo ñëpp doon na joué donc ñoom cadet fii au niveau de Malika avant muy jël ay bagages am di dem feneen fii la daal il a fait ses humanités ici au niveau de Malika waaw fii daal laa ko jëkk a gisee daal mu football. moom ban poste la doon football moom. il a été toujours libéro musul changé njëkk na football latéral droit nag avant muy nekk libéro si AS Malika moom njëkk na fee football latéral droit avant d'être libéro. parce que moom gaawul. loolu handicap la woon donc soo ko defee mu nekk latéral dina ko xaw a handicapé tuuti moo tax mu wàcce ko ci kii bi nga xam ne li muy daw du bëri mu wàcce ko si ak central bi xam naa ni si loolu la jógee. kon moom benn pied la woon à droitier rek la woon ou bien. waaw benn pied la woon bi ci des moom xam naa dox rek la ci man ak daw quoi mais. loolu da nga koy laaj ku mel ni Omar Ngala Sène nekkoon un gardien de but. da nga koy laaj moom Issa Mbaye nekk si kanamam lan la ko daan def wala Issa Mbaye toog si biti lan la ko daan def donc
il a été un rassureur, quelqu'un qui assurait tout le monde koo xamante ni su nekkee sa gannaaw vraiment di nga am confiance que ni au moins soo dugalul kenn du la dugal. waaw c'est au niveau de Yeumbeul parce que on a eu à jouer avec l'ASC Bokk Xalaat à 2 reprises ñu joué ak ñoom ñu gagné ñu. Et il a été bu fekkoonte ni jamono yooyu am na ay homme du match ak yooyu yaakaar naa ne moom lañ koy def waaw si diggante Bokk Xalaat ak Malika match boobu daal yaakaar naa ne moom match bu rëy la si def daal waaw ci xam nga boo dee football contre foo xamante ni yow fa nga jóge détermination bi ngay am yaakaar moo ko poussé woon mu def il est allé au-delà de lui-même daal. Est-ce que il est le meilleur libéro de tous les temps ici au niveau de Malika? Pour le dire c'est difficile parce que xale yi léegi aussi moyens yi ñu am wax dëgg yàlla ñun amuñu ko woon à l'époque. Donc wax que ni c'est le meilleur libéro de tous les temps c'est un peu osé mais yaakaar naa ni daal xale yi nekk fii am nañu ko siy dab-dabaat xam lui-même il a eu à le dire ça je vais laisser l'attitude à Issa Mbaye de le dire mais yaakaar naa daal am na xale yu koy dab-dabal yoo xamante ni cité na leen sama kanam. benn libéro bu mel ne Pape Tamboura moom nekkoon na booy boo xam ne wax dëgg yàlla libéro gisoon naa ci lu bëree bëri ci moom. amoon na Issa waaw amoon na Issa parce que Pape Tamboura doo ko gis mu football ba reetaan du reetaan te gaaw na tànk man mënoon na couverture bu baax a baax gisoon naa loolu daal ci moom Pape Tamboura boobu. Issa nag ba ñuy xamante booba yàgg na instant yi yaakaar naa ñu ngi suñu fanweeri at kon nga xam ne yàgg na. boobu ba léegi nag ñu ngi ci jaam wax dëgg yàlla ma xam ko ci dëggu nag ak mbaax ak bëgg njabootam waaw ma nga xam ci loolu depuis mu nekk xale di football nag ba léegi maa ngi moom waa dëgg la xam nga Issa day sama doom ndijaay la léegi nag moo xam ñu xamante presque nag ci terrain bi parce que dama daan dem terrain di leen seetaan temps wu bula la ñu daan football yi di seet may dem di seetaani bi may dem di seetaan nag ci lañ gisante ma ak moom ñuy waxtaan muy ñëw sama kër may ñëw këram ñu dem ba nga xamante ne nii nag bëggante dugg na ci biir ba soxna xaj si ci la ñu yàlla boole ma ak moom. yow Issa bu daan dem terrain lu mu daan def ci yow. contentement gu mag laa daan am parce que moom dafa bari woon ay supporters nag waaw xale jigéen ñi topp ko lool bëgg ko ma xam nag moom du ma ci xajal kenn waaw daaw ma ci nangoo xajal kenn nag parce que moom dafa bari woon nag feeling bari woon feeling la waaw bu xisee ba sol bay dem entraînement rek day am ay supporters. waaw peut-être bi am na côté bi boo xamante ne ni daana mën a am mais am na boo xamante ni tamit damay comprendre rek xam na li ma bëgg moom la ñu bëgg mais nag comme noonu la ko yàlla bindee moom loolu la bëgg ci xolam mais ma jàppale ko si xoolal ñi nga xamante ni ñoo koy bëgg mu leer ko ni man mi mu fi bàyyi moom na am beneen confiance si man rek laay bëgg naa mu lekk ko ci sax nag mu lekk ko si wala doomam lekk ko si ndaxte xam naa li mu jàng moom la jàngal doomam ay doomam du benn buy taxaw fi ñoom ñëpp ñu ngi terrain ñoom ñëpp a ngi terrain ma leen di ñaanal yàlla même bu dul moom tamit di beneen famille ñu am ko si parce que war nañ ko see mën a am parce que yàgg nañ ci liggéey nañ ci lu jar ñu am li Sadio Mané am liggéey nañ ko si wax dëgg yàlla bëgg naa ko ci moom même bu dul ñoom tamit muy beneen famille ñu am ko si parce que nga mbayeen moom li ñu am ci football ak li ñu leen wan ci football normalement waroon nañoo am lu ëpp Sadio Mané li mu am waaw man yéene woon naa leen ko mais nag lu yàlla def lu yàlla tudd moom kenn mënu si dara. ñu ngi remercier grand Issa di ko encourager encore ndax disponibilité bi mu temps bi mu bàyyi lépp ñëw nekk à la disposition de cette émission amuñu lu dul remercier ko ndax vraiment li mu def lu rëy la émission bi nag tey mooy le 14 février 2021 di dimanche di feetu Saint-Valentin mooy première émission jaar-jaar ci K Sport TV donc ñu doon dalal Issa Mbaye le grand libéro au niveau de Malika Issa yow looy tëjee sax. waaw Mansour dama leen di gërëm di leen sant yow ak Baye Modou maa leen di gërëm bu baax a baax ndax vraiment li may faral di wax rek xale bu loxoom setee mu mën a bokk ak mag ñi
su ngeen ma invité fii wax dëgg yàlla ma ñëw yàlla comportement bu rafet bu ñu dëkkee la loolu dama leen ciy gërëm bu baax a baax a baax tey ñaaxaat liggéey bi ngeen di liggéey yàlla na ci yàlla def barke ndax lépp looy yëngu rek li ma lay wax il faut nga am courage nekk ca rek parce que lépp loo gis njariñ feeñ ca rek day ànd ak ngëm-ngëm waaw ngëm-ngëm bi da ngeen ko ci boole bu baax a baax a baax waaw loolu daal man maa ngi leen koy gën a ñaax bu leen lâché mukk bu leen découragé ci lépp parce que tamit ñun amuñu lu dul Malika wax dëgg yàlla li ndongoloo dem si yàlla si daan wax guddi guddi Pikine laay fanaane ñun guddi guddi Malika la ñuy fanaan amuñu lu dul Malika donc lépp lu ñu yaakaar ne war na mën a doxal Malika man de pare naa fu ma ci waay woo dinaa la uy si waaw ndax li may faral di wax rek sama gars yi toujours dama leen di wax ne ku yokkul yow yaa wàññi te vraiment lii ngeen préparé sumb ko da ngeen di indi benn développement bu mag ci dëkk bi yàlla na leen ci yàlla jàppale wax dëgg yàlla loolu laa leen di ñaanal daal ngeen am ci réussite boo xam ne kawe na seen njort merci beaucoup maa leen di sant di leen gërëm. waaw kon boog gars yi yéen a ko déggandoo K Sport TV seen émission jaar-jaar muy yëngatu ci tracer le parcours sportif des anciens au niveau de Malika au niveau de Kër Massar encore au niveau de Benn Baraak au niveau de Yeumbeul un peu partout fépp fu gars yi nekk dina leen luqati indi leen taaj leen fii ci K7 Sport TV pour ñu def émission jaar-jaar gars yi xam ñi woon démb ñoom ñooy ñan kon donc bu ko kenn tardé aimé leen page bi dugg ci mu génn ci foofu jaar ci YouTube bi den ko tasaare bu baax a baax ba ñëpp jot si chacun aura son tour ñu ngi leen di sant